mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu ci midi bisimilah leen ci xabaar yi. li ci gën a fës mbënn bi xëy di sonal askanu Kër Massar ndax ñoom ba léegi ñu ngi dund ak ndox mi des na dem ci seen gox yu nekk ba tax ñu ne jamono ji kon jafe-jafe dëgg la ni daal di jànkonteel rax ci dolli kon ak njàkkare bàyyi ko kon ci ni saa wu nekkoon taw bi mën na wàcc yokkal seen coono jamono yi nag ne la ñu bëgg mooy saafara gu yaa am seen jafe-jafe gi daañu ci ànd ak leeral ci ndorteelu xabaar yi bu ca la àndee ak Pape Alioune Sarr. jaaykat yi nga xam ne dañu jëlee woon fële nga xam ne kon mooy xaal wi BRT di bus rapide transit waroon a jaar ñaari ay bés a ngi ba ñu leen fa yëkkateeg léegi ñoom nag tàmbaliwaatal kon delluwaat ca bërëb ba waaye nag peine perdue bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi ne kon liggéey bi danañ ko daal di sumbat lu yàggul dara bu ko defee liggéey yi daal di mën a tegwaat ci saxaar si bu ko defee lépp li nga xam ne kon mooy dem bëgg dikk bi gën a mën a yemb ci boobu le bus rapide transit bu ñu ko sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne moo bàyyeekoo ci reportage bu suñu naataangoo di Pape Ibrahima Ndiaye ginnaaw loolee kon mbokk yi yëglikaay mooy laf laajtu xabaaru njolloor si loolee gën a fës kon ci xërëm xabaar yi mbokk yi bismillah leen ci faram-fàcce gi. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru njëloor si des koy tàmbali dina ko junjee ci ndorteel ak askanu Kër Massar ba rawatina ñu nekk ca Parcelles Assainies foofee ca Kër Massar ay jafe-jafe dëgg la ñuy jànkonteel ndax ñoom ba léegi ñu ngi dund ak ndox bi ndax taw bi des na dem seen dëkk yi nga xam ne kon fa la ñu nekk ba tax fi mu ne nii njàkkare ak tiis gu yaa mu leen gën a si rax ci doole dañu tiit ndax ñu ne saa wu ne taw bi kon mën na wàccaat seen kaw juraat beneen coono loolu lépp nag tax ba ñoom fi mu ne nii la ñuy sàkku daal mooy ku leen jàppale ba ndox mi kon tàggale kook ñoom ngir rek ñu mën a dund gu ñoŋ loolu bañ ci ànd ci leeral ak Pape Alioune Sarr Serigne Saliou Gueye Cheikhou Gueye reportage. mu mel ni ci dex lañu nekk am ay xale sax yuy dugg ci biir ngir fii ak taw bu metti bu daanu ci Ndakaaru unité 3 Parcelles Assainies bu nekk Kër Massar daal di nekk ci mbënn bu metti bii xew fii ñun lu ñu jaaxal la du woon lu ñu mës a xalaat te man yàllaa ma defal sutur ndax ba may tabax sama kër musuma imaginer xaw ma woon sax lu inondation dama ko daan dégg nii rek un mot comme ça mais musuma si teg sama bët ndax fii nu mu tudd Parcelles Assainies Kër Massar Rufisque. mbedd yi fees dell ak i ndox li tax ndaw yi daal di muul ay gaali ndaw yu ñuy defaral seen bopp ñoom ñii di dox yenn yóbbal yi ndaxte jafe na lool ngir nit daal di wàcc ci suuf. ba ndox bi amee fii rek lañ commencé defar ay gaal pour di dox yónnent yi. seen waajur yi est-ce que yëg nañ ñi yéen a ngi def lii ñoom duñu ragal dara. non ragaluñ ci dara. yëg nañ ko. waaw yëg nañ ko ñoom xam nañ sax ñooy defar gaal ñoom suñu bëggee dem sax ci lañ leen teg yóbbu leen ba tali ba ñu mën a dox seen soxla. ci biir kër yi foo dugg fekk fa taw bu bëri matériel yu bëri tamit daal di yàqu ci ndox mi am sax ñu bàyyi seen kër daal di dem feneen lii daal di metti lool. samedi ci ndox mi la ñu fanaan samedi fa lañ fanaan ndox mi ball di ñëw jóge fu kenn xamul jékki-jékki néeg yi fees dell kër gi fees dell amuñu fu ñu jaar lal yeeg fauteuil yeeg yëpp a ngi ci suuf. ay Parcelles Assainies yu ñàkk ay assainissement yi tax ndox mi daal di mën a dem su tawee pare ci 2007 si la njëkk a dëkk si gox yi waaye jamono ji ndox mi daal di nangu fépp. Papa Alioune Sarr samp nañu ab plan boo xam ne lañ ci tax a jóg mooy fexe rek ba ndox mi di dund ak askan wi daal di tàggalikook ñoom ñu dippee ko plan décennal lutte contre les inondations loolu nag kon jëmal nañ ko ay buñ sukkandikoo ci kàddu yu bàyyi ko ci DG bu COSEC di Mamadou Ndione jàpp ne nag loole am na ci xel wu dal ngir ndox wi nga xam ne askan wi moom la ñuy jànkonteel jamono ji seen kër mën a tàggalikook ñoom moom itam ba ngay daal di rafetlu taxawaay bi nga xam ne kilifa yi réew mi amee nañ ko ngir inondation maanaam mbënd meeg waame gi ci réew mi jeex fi tàkk ñu teewlu kàddoom Mamadou Ndione ci micro Adama Sarr. xam nga ñun ba ñuy egsi ci pouvoir bi dañ fi fekk ay jafe-jafe yu metti président de la République ne mbiru mbënd kenn mënu ko régler ci benn at nañ ko jéem a régler ci fukki at yooyu 2022 lay jeex mais ci diggante bi président de la République ak gouvernement am def liggéey bu mucc ayib liggéey boo xamante ne permettre nañu tey ba taw yi ñëwee ren zone yi nga daan gën a dégg mu am jafe-jafe déggoo fa jafe-jafe tey jii Sénégal dafa jot samedi bi passé
taw yoo xamante ne ci yenn zone yi maanaam boo ko doon xayma mu ngi mel ni ñetti weeru taw yu taw ci benn fan 200 millimètres daanu ci yenn dëkk yi indi ay jafe-jafe mais jafe-jafe yooyu boo ko comparé ak la daan xew bu njëkk ba jafe-jafe yooyu am na zone yu bëri amul jafe-jafe boo jëlee Dalifort tey dégg nga maire Dalifort bokkul ak ñun pouvoir mais nee na Dalifort programme état moo tax ba Dalifort amul yenn jafe-jafe kon programme bi lu baax la mais dañu jàpp ne tey ji àdduna bi dafa am lu ñu tuddee changement climatique boo demee Corée du Sud boo demee Japon boo demee Chine boo demee États-Unis boo demee Europe Afrique fépp dañu commencé jot ndox yoo xamante ne daawuñu ko jot maintenant situation boobu lu exceptionnel la mais malgré situation bu exceptionnel boobu suñu programme bi ñu laloon mucc dimbal nañu ci zone yu bëri am na zone yu ko ne am jafe-jafe dans l'urgence président li mu wax mooy plan Orsec nañu xool nu ñuy régler mbir moom mu génnee 10 milliards teg ko ci table bi pour ñu régler loolu mais en attendant dafa demander ñu évaluer waat programme mu fukki at yi doon déroulé wu pour bu jëlee en compte maanaam mbiru inondation yu bees yi am ci àdduna bi mu réorienter les priorités loolu la ci jublu mais nañu jàpp ne programme mu 700 milliards yooyu 483 milliards yi ci mbiru restructuration lay jëm restructuration mooy lan ay nit ñu dëkk fa ñu warul dëkk ñu defaraat ko. ay kàddoom moom Mamadou Ndione nitu COSEC yeyul Lamine Ba moom moo jiite kàngam yi bokk ci parti démocratique sénégalais di parti Abdoulaye Wade bi moom nag jàpp ne daal plan gi ñu samp ngir tàggale kook askan wi ak mbënn bi daanaka baaxul tey baaxul ëllëg Lamine Ba nag jàpp na ne kon ku yaakaar plan bi ngir nga tàggale ko mbënn mi yaa ngi nax sa bopp rax ci dolli ma ngay xamal ni kon ñoom bàyyi nañ fépp ndoona guyaa woo xam ne bàyyi nañ ko kii di njiitu réew Macky Sall ngir suqale guyaa am ci réewum Sénégal ay kàddoom Lamine Ba tey ci micro Adama Sarr. mais mënoo gëm ne juróom-ñaar téeméeri nangamu milliards yi ñu annoncé buñ ko defoon waxuma la sax Sénégal mais Afrique yëpp dootul am inondation donc loolu waxu caaxaan la donc programme la nag bu ñu xayma wax ko mais amuñu koppar yi nañu wax Sénégalais ne amuñu koppar yi te bu ñu saytoo sax programme boobu gis liñ ci jot a def parce que programme boobu ñoom dañ ko tënk ci ay phase ci temps bi boo xoolee li ñu énoncé ci rapport ONAS ne jot nañ ko def demal tey Louga demal Kaolack demal Fatick demal ci banlieue bi dama RN1 bi ñu waxoon ne réglé nañ ko tey mënoo fa jaar donc bu fekkee def nañ fa dara lañ fa def baaxul kon donc nañ ko defee baaxul ak lañ fa def baaxul donc réew mi tey jafe-jafe yi dafa toll fu nga xam ne nii gouvernement bi dafa war a arrêté caaxaan bi wax nit ñi dëgg su amee mu ne am na bu amul mu ne am na te mu jël problème yi au sérieux ñun li ñu gën a jaaxal tey dañu jàpp ne ñun bi ñu fi nekkee ñun dund la ñu inondation ba ñu dund inondation yi suñu jamono gis ngeen bu ñu situation bi dalee li ñu ci jotoon def ci la ñu tabax plan Jaxaay avec plus de 2000 logements qui ont été livrés ñu bàyyi leen fi 1000 et quelques logements bu ñu war a yeggali defuñu ko ñu bàyyi leen fi programme boo xam ne nii mu ngi tudd programme de lutte de prévention contre les inondations bàyyi leen fi un fonds spécial de lutte contre les inondations bàyyi leen fi programme bu ñuy wax projet ñu financé ko avec la Banque mondiale et les fonds nordiques tey ñoom moom la ñuy ndamoo lu ñu ci jot a def yëpp ci programme boobu la ñu ko defee donc ñun bu ñu waxee programme décennal gisaguñu njëriñu programme décennal boobu gisaguñu impactam gisuñu efficacité donc programme boobu mën nañ ko teg fële donc li gën a urgent maintenant mënoo nekk ci réew ñu nekk ci contexte Covid-19 muy contexte sanitaire à risque nga bëgg a bàyyi ay sénégalais di pëccëxoo ci ndox guddeeg bëccëg suba ak ngoon. kuréel bi ëmb ñiy yëngu ci wàllu assainissement ñoom dañoo mer ba fotu ndaxte jàpp nañu ni li nga xam ne kon moom mooy seen xëy dafa am ñenn yu ci dugg ba tax ñoom gisuñu seen bopp ba tax ñu ne janook njiitu réew Macky Sall ñu bëgg te bëggatuñu kenn di dox seen diggante ñoom nag ne ci lu jëm ci mbënn mi ci Sénégal lu toll ci fukki camion dañu jébbal askan wi ngir rek ñu mën a ŋàcc ndox mi mu tàngalikook ñoom janook taskatu xabaar la ñu daal di amal ni ki démb ñu ànd ci leeral ak Mamadou Lamine Fati. association bi ëmb ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum assainissement bi le bëggatuñu kenn di jaar seeni kaw di jël ay marché yi nga xam ne xamoo ci dara ñi nga xam ne ñoo nekkee ci kuréel googule ne lu nu mel dafa doy sëkk. bu ñu xam-xam ni ci mbënd la ñuy yëngu ak ci ay villes religieuses mbënd yi fi am muy 2000 muy 2007 muy 2005 ba moom président de la république ci boppam ba muy diggu ci canotte bi di wàcc biir Bellevue ñun la àndaloon. avec le feu ministre Issa Mbaye Samba en 2005 ñu ñoo nekkoondoo ci biir ndox bi guddi ak bëccëg compter inondation de ku ñu koy waxati dafa am ñi nga xamante ni des soi-disant vidangeurs ñooy ñoo jël ay marché xamuñu fu ñuy taalee pompe xamuñu luy pompe xamuñu luy hydrocureur ñooy ñoo jël ay marché du ñu sous-traité. ni lii di ministre de l'intérieur moom lañ ci alerté tax moom
mooy piloter plan Orsec bi kon moom la ñuy adressé directement pour mu xam li xew ci biir ñu mun ko koo leeral jamono ju ñu toll nii ñun dañoo ne lànk du ñu dem fenn du ñu liggéey fenn lu dul direct mais marché indirect dootuñu ko liggéeyal ci nit ñi. ci beneen wet bi saay su mënd amee ci askan gi lay ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum assainissement dinañ jël seeni doole ak seeni mën-mën jàppale ko askan gi lay rawatina ci pompe ndox bi le bon li ret ñoo fi nekkoon bien avant 2000 di xeex mbënd bi mbënd bu fi am ñu ñoo ko yore woon kon donc tey ñu ngi ñaan ñii nga xamante ni ñoo waa féetoo ci wàll boobu ñu jéem ñu jàppale ñu mun a liggéey bi te ñu bàyyi sous-traitance bii nga xamante ni moom la ñuy doxee ay jamono boobu ba léegi. à partir de maintenant dootuñu joxati kenn benn camion ou benn pompe pour nga war a mun a liggéey. fukki camion yuy manque ndox dinañ ko jël jox ko nguur gile ngir jàppale ko ci li nga xam ne mooy mënd bile li nu mel ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum assainissement def ko rek ngir jàppale askan gile ñu jóge ci li nga xam ne mooy ndox yu métti yile. Mamadou Lamine Fati jërëjëf ci dëkk bu tedd ba Touba kilifa yi dëkk ba ne bëggatuñu gis mukk askan wi di jànkoteel ak jafe-jafe jëm ci wàllum ndox wuru mën a naan ndax lañu sumbay liggéey yoo xam ne mi ngi toll ci fukk ak ñeent kilomètres yoo xamante ne lépp kon ay mbir lañ ciy def bu ko defee yokk réseau bi nga xam ne moom mooy séddale ndox bi ci dëkk bu tedd ba gox yu ko wër loolee nag mairie moo ko def ak i naataango bi nga xam ne ñoom la nekkal ngir rek fexe ba jafe-jafe yi ndox yi askan wi jànkoteel mën a dakk ci dëkk bu tedd ba ñoo ci leeral ak Guro Ndaklo Thierno Faye. conseil municipal bu Touba amal ab débat jëmale ko ci wàllum dépense budgétaire mu dib occasion ci maire bu gox bi lee xamle ne am na lu ñu sóorul woon lu gane si ci budget 2019 bi ñu adopté. bi ñu dajalee ba noppi li ñu yaakaaroon ne doon ko à peu près ci fonds de concours ak fonds de dotation bi ak chel bi yëpp ay différent la mën na ñetti matière fu ñu yaakaaroon 60 am nañ fa lu ko ëpp 61 fu ñu yaakaaroon 10 am nañ fa 13 fu ñu yaakaaroon 100 am nañ fa 200 léegi Touba am na ci loo xam ne nii ëpp na 160 millions yoo xam ne dafa dolli ko ci budget bi nga xam ne loolu lañ parawaaroon ne loolu la ñuy am dafa ëpp loolu te loolu nag il faut que conseil municipal bi bu doon li mu wate woon rek ci la yem wala mu yées ko dañuy wax yées na ko waaye gannaaw da ko ëpp nag il faut que ñu accepté ko ne le 100 nangam lañ wate woon de am nañ lu ëpp loolu conseil municipal bi dafay door reconnaître ne lii d'accord na ci recevoir ko maanaam ñu mën koo intégrer ci budget bi nga xam ne moom la ñuy def. mu di lu ñu xaarul woon ci wàllum finance te ñu voté ko conseil municipal bi def lu ñu mel tax maire bu Touba xamle ne amal na ab appel d'offre jëmale ko ci wàllum ndox mi ñu war a dugal ci yenn quartier yi nekk ci commune bi léegi. addition d'eau bi nga xam ne 24 kilomètres la di 280 millions commune bi lancé na appel d'offre bi ba entreprise yi koy gagné nañ ko ñu war koo def ci dëkk bi ci comme études yi ñu ko defoon. fukki kilomètres yi ak juróom-ñett ci biir dëkk bi la yem juróom-ñaari kilomètres yi ci village yi nga xam ne dañoo bokk ci Touba te nekkuñ ci biir dëkk bi juróom-ñaari kilomètres yi ci dëkk yooyu lañ ko séddale ci ñi nga xam ne defoon nañ ne bëgg nañ ku leen jàppale ci ndox maanaam ndax ndox mi sori na leen wala ndox mi tasaaroowul ci village yooyu. Abdoulaye Ka yokku ca ne yoonu Touba Tindodi Touba Kayra Mbay loolee bàyyi nañ ko xel bu baax fas yéene koo sóor ci budget 2020 bii léegi. gis ngeen Tindodi seen yoon wi ni mel nga xam ne yoon wu ami jafe-jafe la ñu ngi xalaat budget bii ñu nga xam ne fas nañ ko yéenee wate à 2020 bi xëy na xaw mu mandat bi na ko def mais ñun conseil municipal bi nga xam ne actuellement ñooy wate budget bi parce que fii ak décembre ñoo fi nekk. xanaa la ca des nag àllam yaxlam sunu borom rek a xam waaye ci bu ñuy wote budget bi di def orientation budgétaire bëgg naa ñu privilégier ñu accès Tindodi bi ak réparation Kéré bi yoonu Kéré wi ba nga xam ne dem bi ak dikk bi dana jafe. mu di conseil municipal bu sous-préfet bu yees bu Touba jiite Babacar Ibrahima wane njàppandalam ginnaaw ba mu fas yéene lëkkaloo ko autorité municipale yi nekk ci dëkk bi léegi.
Gora Ndack Lo jëwriñ gu ñu dénk wàllu ndox mi maanaam Sen'Eau ak ñi nga xam ne ñoom ñooy centre de formation professionnelle nekk ca Diamniadio ñoom nag seen yitte mooy tàggat ndaw ñi ci lu jëm ci wàllu bâtiment ak travaux publics dañoo def benn xaatim déggoogu yaa jubluwaay gi nag mooy fexe ba ndaw ñi daal di leen tàggat ci lépp lu jëm ci liggéeyu bâtiment ak travaux publics loolu mi ngi amee ci teewaayu jëwriñ gu ñu dénk wàllu ndox mi Serigne Mbaye Thiam ak jëwriñ gu ñu dénk wàllub tàggatu bi di Dame Diop loolu lépp nag ñoom ne duñ ci jublu rek fexe ba ndaw ñi ku ne mën a gis sa bopp ci yooyu liggéey ñu ànd ci leeral ak ki nga xam ne moom mooy Serigne Mbaye Thiam jëwriñ gu ñu dénk wàllub assainissement ak ndox mi ci Sénégal ay kàddu ci micro Babacar Seck. bi nga xam ne moo nekk Diamniadio di centre de formation di former xale yi ci liggéeyu bâtiment tabax ñoom ñoo lëkkaloo pour may ay doomu Sénégal yoo xam ne ay xale lañu tàggat leen ci métier yi def plomberie mooy ñi nga xam ne ñooy liggéey ci mbirum ndox ci liggéey ci mbirum tuyau ñu def ko nag ci anam boo xam ne bii xale yooyu dañuy ñëw def AUBES fii ci centre de formation bi ba pare dem def beneen AUBES fële ci Sen'Eau mu am ku fa nekk xam liggéey bi di leen ko won loolu dafa méngoo ak li nga xam ne moom la président Macky Sall bëgg mooy ñu am ay xale yoo xam ne mën nañu liggéey waaye xarañ nañu ci seen liggéey dafa méngoo tamit ak li mu bëgg mooy xale yi di am xëy am liggéey dafa méngoo tamit ak li nga xam ne moom la ñu ñun ñëpp ku ci nekk di ko sàmm ci liñ la dénk mooy mu am lëkkaloo bu am ak entreprise yi ak centre de formation yi. ñu dem ca Diamniadio foofee nag xam ngeen ni bus rapide transit loolee nag ab projet la bu am solo boo xamante ne kon groupe Sénégal da ko sumb waaye nag fa mu doon jaar ci Parcelles Assainies ña fa nekkoon dañu leen fa daal di jëlee def na nag ñaari ay bés ñoom ñu fa jëlee woon ñu ngi delluwaat ci bërëb ba ndànk-ndànk waaye nag kilifa yi ne loolee nag daanaka li ñuy dippee maanaam peine perdue la ndax du yàgg dara liggéey dañ ko daal di sumbaat bu ko defee lépp li nga xamante ne nii moom moo ci aajo ñu mën ko wéyandil Pape Ibrahima Ndiaye reportage. muy marchand ambulant wala yeneen xeetu jaaykat ñoom ñoo gën a fës ci bërëb yi nga xam ne ñoo jege commissariat central bu Parcelles Assainies monté lu ko gën a néew ñaari semaine ci ginnaaw rek def nañ fi li nga xam ne mooy benn opération de déguerpissement ngir jëlee leen fi ñeewal liggéey bi nga xam ne moo tukkee ci BRT bus rapide transit waaye nag ñoom ñu ñëwaat gi fas yéene yeggali seeni activité 26 août bi ñu jógee la ñi nga xam ne ñoo nekk ay responsable ci CETUD wala sax ci gox bi wala ci état bi daal di amal ay action yoo xam ne lu ko tax a jóg mooy dindi lépp li nga xam ne day faagaagal liggéey bu jëm ci section 3 tàmbali ko rond-point case bi jëm ci échangeur de l'émergence waaye boobu léegi nag travaux yu mag yi tàmbalewuñu ko li ni mel ambulants yi di ci profité bu baax a baax. waaw comme ni ma ko waxee rek ñàkk place ak tamit. nit ki moom liggéey lañ xam te moom amuñ pexe quoi amuñ daal feneen fuñ nekk lu mooy fi ñu nekkoon léegi nag clients yi mën nañu yëkkati nañu amuñ fuñ dem ñu ñëwaat toog loolu moo waral ñëwaat. waaw solution bi mooy ñu ngi lancé appel rek pour ñu mën a dimbale ba utal ñu foo xam ne mën nañ fa nekk. non sama gis-gis moom lu yomb la mooy que ñi fi nekkoon ñu jëlee leen fi ñu ñëwaat fi suspect que du question que dañoo dëgër bopp mais dañoo ñàkk fu ñu dem tamit. parce que ñu bari ñu nekkoon fii plus de 6 ans 7 ans fi la ñu nekk saa bu ñu xëyee fii la ñu jëm si tamit c'est pas que nga toog benn jour rek ñëw na leen jógee leen fii xam nga ñu dem noonu quoi parce que tamit c'est pas facile ci ñoom pour ñu amaat feneen fu ñuy xëy. ñu ngànk li nga xam ne ñooy gox bi ñoom ñuy naqarlu bu baax situation bi waaye nag ñu fësal ne dinañ def seen kéemtalaay kattan ngir yeggali projet bi. bañ leen fa jëlee léegi aussi je pense entreprise bi toogul ñi ngi doon def ay sondage nag du looy mun gis même guddi gi mun nañ ñëw di def ay sondage pour xool lañ fa war a def parce que dañu war a très rapidement ñu wutal barab bi kaaraange ba kenn dootu fa mun a dugg wut ay GBA def pour sécuriser ko
buñ ko sécuriser ñu soog a tàmbali travaux de voies maanaam réseau yi fa nekkoon muy ONAS muy Sonatel muy Senelec muy yeneen concessionnaire seen réseau yi ñu dindi ko foofu yóbbu ko feneen loolu mooy liggéey bi nga xam ne moo war a commencer mais comme yàlla dafa dogal temps yi ñu nekkoon ci mbënd mu metti ci taw bu mujj bi loolu doon dimbale askan wi pour jàppale leen xaw woyofal tuuti seen nekkin loolu xëy na moo xaw a tardeel mbir mi ndax bi mu amee directeur SETUD woo na entreprise bi ñu wut ay moto pompe ñu teg fa pour pomper ndox mi mën a soulager askan wi. waxtaan waaye nag lépp ci dëgg li ni mel la ñu ngànk projet BRT fii ci Parcelles Assainies fas yéene amal ñoom sax ñuy waajal daal di jug taxaw temb gi daal di tàmbale liggéey bi nga xam ne moo jëm ci wàllum section 3 BRT bi waaye balaa ñuy yegg ci loolu nag ñi nga xam ne ñooy marchand ambulant yi ñoom ñi ngi wéy di profité bu baax ci waxtu yi nga xam ne am nañ ko fi ngir def seen liggéey. Pape Ibrahima Ndiaye jërëjëf wàddu ci tolluwaay mbas mi ci Sénégal ni ki tey kon junni ak ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak benn nit la ñu defali test lu ci mujjee nag lu toll ci ñeent fukk ak ñetti nit ñoo am wopp Covid-19 yees bokk na ci nag ñaar fukk ak ñaari cas contact yoo xam ne ministre de la santé ak ministère de la santé ak action sociale ñoo leen doon topp fukk ak juróom-ñaari cas communautaire ñeenti cas yoo xamante ne kon bitim réew la bàyyi ko dugg ci biir réew mi téeméer ak ñeent fukk ak ñetti nit ñi amoon wopp gi kon wér nañ ci fanweer ñoo nekk bi mbas mi feeñee ci Sénégal ak tey jii fukki ak ñeenti junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñetti kon ñoo amee mbas mi lu toll nag ci fukki junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk nit daal di ci wér ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñetti nit ñàkk seen bakkan ñetti junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent nit ñoom ñoo nekk ci traitement ni ki tey kon amul kenn koo xamante ne ni ñàkk na bakkanam ci mbas mi bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne moo bàyyi ko ci ministère de la santé ak action sociale ci xayma ci tolluwaay mbas mi ci Sénégal ni ki tey jii. Maglu Touba waajtaayi gaañaa nga ca ba tax kon jëwriñ yi nga xam ne ñoo ŋànk wàllub pàcc mi ci Sénégal ñu ngay kon ñaax taalibe ku nekk ci ñoom ñu gën a mën a bàyyi xel lii di virus bi ndax ba tey mu ngi ci Sénégal ñoom itamit ñu ngi leen di ñaax ngir ñu tënku ci mesures yi nga xam ne moo bàyyi ko ci ñoom jëm ci digle ak ci tere yi loolu lépp nag mooy seen sàkkuteef waaye nag ci mbir mi directrice santé di docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ne nag li nga xam ne moom mooy relais communautaire yi kon ñoom sóob nañ seen yoxu bu baax ci xeex mbas mi ngir mu dellu ci ginnaaw ànd ci leral ak Cheikh Diop. mooy fàttali rek ne suñu dëkk raxasu kan li ñu ko jàngal mën nañ ko lool masque bi nag bokkul ci ñun waaye gis ngeen ne ñu ngi koy takk parce que xëj na mun waxee dañu ko forcé ndax fi mu nekk nii boo ko takkul boo génnee ñu alamaan la docteur Ousmane Gueye wax na ko ñu ngi nekk socio anthropologue yi nga xamante ne dañu takk leen masque bi takku leen ko ngir ñeneen ñi mais da ngeen ko takk ngir yéen ngir aar ñeneen ñi mais nekkul ne rek parce que ay ANCAR ñoo nekk si mbedd mi loolu am na solo saafantoo tamit dañ ko bugg ñun sénégalais waxuñu kenn bàyyi ko mais yaakaar naa bu ma jàkkaarloo yow nii moo la defee salut am def la nii wax dëgg yàlla moo gën may jaxasoo yow ba nga xamante ne feebar wax nañ leen li ko waral mooy booy sëkkat wala booy tissooli nga koy mën a joxe. boo gisee nag ñu ne insuffisance mooy ne dañ koo xam ñun ñoo ko wër ba gis ne am na ñoo ko détecté comme ni ñuy détecté tey ci laboratoire insuffisance ba moo tax ci perspective yi ñu ne dañ ciy gën a dolli ànd koog acteur communautaire yi nga foog ne soxna si da ngaa foog ne fàtte nañ leen yéen a ngi au cœur du système docteur Ousmane Gueye wax na ko bu ñu nee communication sur le risque xëy na lu am lu spécifique la mais engagement communautaire moom yéen a ngi fi depuis la préparation ànd ak chef religieux yi ànd ak collectivité territoriale maire yëpp pour vraiment liggéey loolu donc fi mu nekk nii màggal baa ngi ñëw gàmmu gaa ngi ñëw li ñu nekk rek rassemblement la mais gis ngeen club ni mu def fexe na ba diggante ñaar nit mu tolloog 1 mètre donc insuffisance la parce que ñun dañoo bëgg di nekk mais dañ def suñu kéemtalaay kàttan ba nga xam ne dans les grands rassemblements dañ koy jéem rek boo ko jéemee rek nga mun ko. port autonome bu Ndakaaru ak DER ñoom nag danoo booloo doon benn. xamem tef gi mooy fexe ba ndaw ñi ak soxna yi ci Sénégal ku nekk mën na gis sa bopp jëm ci wàllub koom-koom ba tax kon loolu dañ koy fas yéene jaarale ci ab xëy ñoom ñaar ñëpp nag daal di daje ni ki démb kon daal di ci waxtaanee DER nag nee na lu toll ci juróom fukk ak juróomi milliards sunu xaalis la ñu jot a dugal ci soxna yi ak ndaw ñi ngir ku ci nekk si ñoom kon mën a am ab xëy waaye itam mën a suqaliku bu baax ci wàllu koom ci Sénégal Adama Sarr. weccante document yi di firndeel. xaatim gi dox ci diggante port autonome bu ndakaaru ak délégation à l'entrepreneuriat rapide
jëm ci jigéen ñi ak ndaw ñi mu nekk nag ab xaatim goo xamee ne dina tax daal boo ñii di ndaw ñi nag ak jigéen ñi mun leen jàppale boobule programme sax daanaka xayma nañ ko ci ñett. premier programme phare bi mooy comme ni ma ko waxee mooy dañuy taxawal kuréel bi nga xamante ne dina jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi ñu investir si lépp luy dem si secteur portuaire. beneen bi mooy espace d'innovation bu ñuy créer DER village ak ay PME ak ay start-up yu fay nekk pour transformation économique bi. ñetteel bi mooy partenariat global ci port enceinte port bi ma jàppale femme transformatrice yi femme marieuse yi exemple bu def fii Moldis femme yi ñuy liggéey jàppale foofu ñu jënd ay congélateur am fa chambre froide ak même éventuellement unité de transformation poisson. biñ ko taxawalee ak léegi am na ñetti at délégation à l'entrepreneuriat rapide jëm ci ndaw ñi ak jigéen ñi jot na dugal juróom fukki milliards ak juróom ci koomu Sénégal. DER si ñaari at yi passé dugal nañu 55 milliards si économie koom-koomu Sénégal et secteur pêche économie maritime am na si lu toll 20 milliards kon loolu tax na ni ñun ak port dañoo war a boole suñu doole et comme ni ngeen gisee tey ren port def na bénéfice 13 milliards grâce au leadership du DG du port de Dakar nga xamante ne liggéey bu mu def rafet na mu ngi jëmale kanam port bi mu ngi jëmale kanam koom-koom réew mi donc loolu ñun mënuñu bañ a liggéey ak port. ñi nga xamee ne nag ñoom ñoo di kilifa yi ŋànk port autonome bu Ndakaaru gannaaw ba ñu rafetloo lii di xaatim bi daal dinañ xamle ne daañu jagleel lu toll ci ñetti hectares ñii di ndaw ñi. port ci njëlbeen rek ñuy rafetlu liggéey bi DER di def ci biir Sénégal comme ni mu ko waxee 55 milliards. ci loo xam ne matagul ñetti at DER nekk bi day moo tax ñun ñu sawar liggéey ak DER et pour illustrer li may wax rek benn exemple rek laa bëgg a jël mooy li mu wax ci espace bi port am 3 hectares yoo xam ne port daf ko jël ne DER jox nañ leen 3 hectares yi ñu liggéey ak yéen def ko espace boo xam ne ndaw ñi xarañ si réew mi ñu indi leen nag ne leen défi la pour yéen ngeen dugal seen loxo ci koom-koomu Sénégal. si loolu la sax ki nga xamee ne moom moo jiite port autonome bu Ndakaaru di xamle ne port Ndayane bi nga xamee ne dinañ ko taxawal ñii di ndaw ñi dinañ ci am pàcc bu am solo. parce que xam nga loo gën a mën a jàpp ci port de Ndayane bu ñuy construire du port bi sax mais li nekk ci ginnaaw port bi la maanaam usinier ak entreprise yi ñuy teg ci ginnaaw port bi nga xam ne moom moo tax port bi am sens parce que port pour yóbbu ak indi la yéegal ak wàcce ñu bëgg nag yéegal ci bateau yi ëpp wàcce bi wala boog yéegal bi gën a diis wàcce bi maanaam rek ñuy exporter plus te loolu dañ ko bëgg sas xale yi réew mi. port autonome bu Ndakaaru ak délégation à l'entrepreneuriat rapide jëm ci jigéen ñi ak ndaw ñi fas yéene nañoo nag boole seeni doole ngir gën a jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi. Adama Sarr jërëjëf addu ci kaddu yi nga xam ne kaddu yu ñagas la kaddu yu naqare deru nit ku ñuul gépp bàyyi ko ci njiitu réew France ga woon di Nicolas Sarkozy kaddu yooyu nag daanaka mën su ko wax ci télé bii rawatina kon ci taskatu xabaar yi kon ni mu gën a yaatoo waaye daal lu ci muti am professeur Marouba Fall da ko naqarlu ba fu naqarlu yam ndax daal jàpp na ni kaddu yooyu kon kaddu yu tegginewul la rax ci dolli kon warut a bàyyi ko ci làmmiñu kilifa ñu teewlu kàddoom moom mi nga xamante ne ni moom mooy professeur Marouba Fall kaddu yi nga xam ne moom Nicolas Sarkozy yëkkati na ko teg ko ci dërëb nit ku ñuul professeur Marouba Fall ginnaaw gi kon ay jokkoom ak Aïssata Ndiaye Fall yu teewlu kàddoom. bon naqari na ku nekk wante du guléet ndax Sarkozy dem na université jàngalekat yu mag yi toog ci seen kanam mu ni suñu réew yi amul tarix kon Sarkozy dafa amul culture xam-xamam dafa bariwul moo taxoon mu wax li mu wax tey bu waxee tam ci nit ñu ñuul ñi di leen méngale ak ay noppiti jaboot waxul sax nit ñu ñuul ñi de dirigeants yi lay wax ndax ñi ñu jiite ñoom defe naa ñoo xaw a tuutal seen bopp ñàkk fayda di ñaanaatu. mu nekkoon kàddu gu professeur Marouba Fall jëm ci kàddu Nicolas Sarkozy nekkoon fii njiitu réew France mbokk yi kon yegsi nañu ci pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëgle kaay.
mbaa yéen a nga ca sunu réew du Sénégal ci diggante ñaari xal la nekk La Tribune ginnaaw mbënd mi Covid-19 donte nag li yëpp ñu corona ci réew mi ma ngay gën a wàññeeku ci Sénégal terewul mbas mi ba tey mu ngi ci réew mi Diouf Sarr ak i gaayam ñu ngi def lu ñu mën ngir mbas bi deltu ginnaaw ba sax génn ci réewum Sénégal yëglekaay bi ne Sénégal nag taxawaayam jamono ji ci Afrique lu mucc ayib la ndax moo nekk ci place bu njëkk bu dee ci àdduna bi yëpp nag moo toog ci ñaareelu place bi yëglekaay groupe des médias bi yamu ca ndaxte nee na lu jëm ci mbënd mi ci réew mi ay junniy njaboot ba léegi ñu ngi ci ndox mi di dund ak moom te mbir mi nag mën na gën a compliqué gën a doy waar Le Soleil national ne juróomi téeméeri milliards sunu xaalis la ñu jël diggante 2020 jàpp 2024 ngir fexe ba bërëbu fajukaay ci Sénégal doon lu mucc ayib koppar googee nag Soleil national nañu ci l'hôpital yi centre de santé yi ak poste de santé yi lépp la jëm rax ci dolli hôpital principal ak hôpital Dalal Jàmm bu Guédiawaye niveau yi danañ ko yéegal ba mu kawe critique ne même bu dee mbas bi mu ngi ci Sénégal ba tey ji loolee mënta tere dem taalibe mu di ca dëkk bu tedd ba ñoom ñëpp di taalibe bàkk bi benn leen ne Ila Touba ndax gars yi ñu nga ca wàccaaya critique nañu lu toll ci juróomi million doomu aadama la ñuy xaar ci màggal gi ñu jàpp juróom-benn fan ci weeru octobre ca dëkk bu tedd ba Touba Mbacké ginnaaw Covid-19 mbënd mi ci réew mi source aané gàllankoor yi nga xam ne indi na ko ci biir réew mi ak loraangeem moom mbënd mi foo ko natt weesu na ko ndax ci diwaanu Linguère maanaam ca Jolof moo xol-xol ba moo fa daanu te ba muy daanu dafa fekk benn éleveur woo xam ne ci motom la nekk ngir dem mook pont ba yëpp ànd daanu ci ndox mi moom waa ji bi muy daanu yëglekaay bi nañu benn daanam dafa sumeeku muy dem di ko jëli te boobee 3 millions mu ngi ci poste ba source a yamu ca ndaxte dellu na newaat ni examen BFEM mi ñu jàpp nag fukki fan ak ñeent ci septembre gi ñu dëgmal ci réew mi rawatina foofee ca Jolof boo moyul dina lompoñ ndax yoon yi yëpp a dagg ba noppi dem bég dikk bi gàllankooru musiba dëgg moom ca Parcelles Assainies les économies ñaari tout tànk di seex la ñu sànni ca mbalit ba te ñoom ñaar ñëpp ay liiru tooy xepp lañu di soogul juddu réew mi quotidien ak lii quotidien nanu mbir mi koy yokku na ndax ñetti néew la ñu fekk ci mbedd mi ñaar yi ay seex lañu ñu fekk leen ca rond-point Case ba ka ca des route de Boune lañ ko fekk te moom may ab waxambaane la laas ne njiitu réew Macky Sall ma ngay gën a dëgëral coalition Benno Bokk Yaakaar jëm ci laaj yi nga xam ne moo jëm ci mbënd mi ak ci dialogue bi ñu samp ci mim réew moom njiitu réew mi Macky Sall ak Mamadou Diop Decroix ñëw séddoo xët wu njëkk L'As quotidien Mamadou Diop Decroix ne njiitu réew Macky Sall moom kuy yaakaar ci moom sa yaakaar dina yàqiku ndaxte nee na dañuy perte loo sunu temps maanaam lépp lu ñuy xaar ci moom da koo tële te bu dee dañoo yaakaar ne émergence ak moom mii di Macky Sall dina am ci réew mi ñu ngay nax sunu bopp Déthié Faye njiitu non aligné yi ak Abdou Mbow député ca péncum ndaw réew ma ci kaw njiitu Pastef Ousmane Sonko la ñu nekk ni ki tey moom Déthié Faye li mu yàqul Ousmane Sonko njiitu Pastef tey jii da ko fàtte ci xët bu njëkk Les Échos dialogue bu ñu sumb ci réewum Sénégal pàcc wu njëkk bi lépp noppi na Sud Quotidien ne léegi nag njiitu réew Macky Sall mooy doxal xool la ko ca neex mu samp ko source année en tout cas audit fichier électoral bi ak évaluation maanaam xayma bu yaawu ñu def ci processus électoral bi lépp kon jamono ji moom njiitu réew Macky Sall moo ci teg ak concam mbirub Ousmane Kane ak Yaya Amadou Kane ma nga ca Cour suprême réew mi Quotidien moo ñu koy xamal ginnaaw miccoog mbaaloo gi am seen diggante ñoom ñaari magistrat yi ci Sénégal magistrat yi ci réew mi liggéeyuñu fi lenn bu ñu sukkandikoo ci libération ndaxte nee nañu weer wu dee wu nekk nag ñu tale seen loxo ñu jëbal leen seen payoor rawatina ñoom ñi nekk ca cour de répression ak enrichissement illicite ndax liggéeyuñu la ñu nekkee kay jamono ji mooy wàññi seen baaraam benn par benn dara doxatul diggante way juru ndongo ya nekk ca l'école Cambi School bu Mbaaw les économies way juru ndongo yi nag dañ leen bëgg a fayloo ñetti weer yoo xam ne seen tout tànk yi jànguñu ko ba tax ñu ne mbir mi duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg ba tax ñu jël ab kalaame yóbbu ko ci kanamu yoon maanaam ci ko gàttal l'école Cambi School bu Mbaaw dañu yóbbu ci kanamu ëttu attakaay ci Sénégal la Tribune nañu musiba dëgg nag moom ca Fatick ndax benn conseil municipal bu jigéen bu mairie ba moo fa xaru mais da ngay seet loolu rek. gërëm leen bu baax mbokki ci ànd beek ñun ci ITV loolee kon moo laf laaj xabaaru njoloor si gërëm ñëpp ñi ci jàpp ba lépp mën a yemb gërëm leen ci ànd beek ñun ak teewlu bi rédaction bi jox leen dig daje xabaaru marxi bu ci landee fii ak boobu ngeen wëy di ñu topp ci ITV ndax mbëre ngi ci ñu yendoog jàmm ngeen nekk ci jàmm àjjuma ak jàmm jërë ngeen jëf.